démb dañ doon waxtaan ak oustaz Oumar Ndoye ba yegg ci wàllu peine de mort waxtaan woo wiire mu jox ñu ay laaya yéefar bu yàlla kenn rek la ñuy rey mu kontaan mooy yéefar bu nekk ci xare am na ñoo xam ne dañuy yem ci baat boobu ba sukkandiku ci di rey ay nit ba tey mu jur ay terrorisme yow naka nga déggee ñaari atte yooyu ku rey dan la war a rey ak yéefar ba nu war a rey ndax yéefar bii dund jamono jii la wala yéefar ba doon xeex yonent bi la waaw maanaam daana yàgg di wax lu mel noonu Sénégal bala ñuy wax peine de mort wala ku rey ñu rey la rek ak rey am loolu dong lañ koy wax l'islam atte nag l'islam xamul ñu ni ku rey nañ la rey wala peine de mort dañ naan nañ atte l'islam xam ko dañ naan atte l'islam dañuy atte ci réew mi bu ko defee ku rey ñu rey la nekk ci biir mais coppati ku rey ñu rey la rek di ko def atte yow l'islam dafa camoufler loolu loolu yoon l'islam nekku ci maanaam par exemple Sénégal buñ nee dañoo war a def ku rey ñu rey la dañ naan waaw mais nag du l'islam afa tu'minuuna bi ba'dil kitaab wa takfuruuna bi ba'd yàlla dafa ni ay jullit fu ñu nekk nañu atte woo l'islam lépp seen atte yépp ñu di ko teg ci l'islam mais bu fekkente ni dañoo légaliser jigéen am na droit ubbi néegam di jaay boppam ba pare ñu di ko protéger ci wàllu santé di ko protéger ci wàllu sécurité ñu ni loolu lu légal la ki am na ci droit ba pare daal nag ku rey ñu rey la l'islam soxlawul loolu maanaam loolu ñu koy def ñëpp ñi koy wax ñëpp mooy dañ leen reyal xam nga benn waay boo xam ne si yéen a bokk ndey ak baay nga fekk muy xeex ñu ni ko dóor attewoo ñi di ko xaañ attewoo ñi saaga ko ndey rek nga daal nga ni nag lu tax nga koy saaga ndey parce que dafa laa laal moom fa mu bëggoon nga walla ko wala woo ko fa ci dóor yi la bëgg nga walla ko waaye tey ñu saaga la ndey nga xam ne loolu yéen a ko bokk rek nga ni te lu tax ngay saaga léegi Sénégal ku rey ñu rey la rek ku rey ñu rey la ñu jël boobu di ko doxal ci Sénégal loolu l'islam yoonam nekku ci parce que du àtte l'islam l'islam dañ ni nañ àttewoo l'islam ci réew moo xam ni am réewum jullit la bu fekkee mën nañ ko ñu def ko buñ ko mënuñ ñu xam mënuñu ko mais bu fekkente ni dañoo dañ ku rey ñu rey la dañ ñaan waaw loolu de baax na dana fi jëlee rey gi mais nag du l'islam waaw solution la boo xam ne si mën na fi jëlee rey gi mais bu boobaa buñ ci tudd l'islam maanaam yoonu l'islam newu ci yoonu l'islam nekku ci maanaam réew mi àttewoo l'islam la ñu war a def ku rey ñu rey la non dañ naan réew mi nañ àttewu ci l'islam waaw maanaam sàcc ñu dagg sa loxo yëpp waaw kay maanaam réew mi Sénégal ñàkk gi ñu fi ñàkkee àttewoo l'islam moo tax ku rey ñu rey la waruñu ko def maanaam pays république laïque waxuma nañ ko defee man buñ ma laajee ndax ndax ñi def ku rey ñu rey la ma naan d'accord naa ci loolu mais nag du l'islam parce que dañ koy def pour solution pour rey gi arrêté mais bu ñu waxee charia lan lay tënk ci wàllu woowu charia mooy maanaam ñun yàlla dafa ñu indi fii pour ñu di ko jaamu mu di ñu indi yoon nan la wan yoon la ñu war a jaar pour jaamu ko mi ngi mel ne tey jii code de la route charte code de la route mooy tey jii benn waay bu doon dawal oto ba jaar sens interdit alkaati arrêté ko ni ko lu tax ngay jaar fii mu ni man damay jaar ni ñu ni ko xaa xamoon ni fii sens interdit mu ni xaw ma ko ñu ni ko xanaa gisoo table bi mu ne xaw ma ni woon ni lii fu ñu ko def dañuy tere ko fa jaar loolu du ko ci génne dañ ñaan ko lu tax ngay dawal oto bala ngay dawal da ngay war a xam code dala xam yoon yi l'islam tim boo ci nekkee ñu ni ay jullit lañ li ñu war a xënteew mooy nañ attewoo l'islam maanaam nday atte alquran dafa ne walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albab maanaam yàlla lim wax ni ku rey ñu rey la ku sàcc nañ dagg sa loxo maanaam ku njaalal nañu dóor téeméer yar buñ la war a rey ñu rey la nee na loolu rek ci ngeen mën a amee dund bu équilibre mais parce que da nga dégg ku ni mu daal normalement dañoo war a attewoo ku rey ñu rey la ndax am na sama benn rakk boo xam ne si fee lañ ko rey bala ñoo wax affaire peine de mort rek violence rey am waaw d'accord léegi nag buñ ma laajoon ni ma ndax léegi ñuy def ci Sénégal ku rey ñu rey la dama naan loolu nañ ko def parce que mu jëli fa rey gi mais nag bu boobaa
duma ko teg ci cadre ñii dañoo àttewul islam. mën na ko dakkal nga baal ma rek maa ngi doon laajte photo bi kon defe naa mu ngi noonu ñi nga xam ne xamuñ. ñi nga xam ne gisuñ kii moom mooy Serigne Abbas Sall. bu Louga. defe naa photo bi moom defe naa wër na Sénégal ñi ko xamul nag xale yi surtout. kii kilifa diine gu mag la te Louga la dëkk jokk ci tarixa Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane. moom ngeen gis ci télé bi nii bàyyi leen ci xel bu baax a baax moom mooy way juru kii ngeen gis tey mu di Serigne Lamine nekk suñu gan tey ci émission bi di kilifa it am woyof teewu ñëw partagé ak moom li ñu xam ñu ngi woon ci affaire ray ak ma ray la mu indiwaat beneen ñàkk mën a dégg firi bu créer terrorisme de nos jours parce que nit ñi dañuy wax ci alxuraan bu ñu tollee ci application bi ñu juum di def lu leen neex te tuddee ko diine rey nit parce que bokkul ak yow diine ba pare ne yàlla moo wax ne bu ma reyee nit damay dugal àjjana wala daf may jox 1000 vierges ba pare ne terrorisme la mu ngi yàq àdduna bi sëriñ. waaw wàllu terrorisme gis nga bari na ñoo xam ne si ñu ngi def ay violence tuddee ko l'islam fekk l'islam. l'islam li mu santaane mooy jihad. jihad nag dafa am charte. dañu nii bala ngay jihad ki ngay jihadal woo ko ci l'islam ba mu bañ. dama yow ñëwal dëkk sàngam nga yónnee dugg ci l'islam ñooy du ñëwuñu bu fekkente ni bañ nañ bu boobaa yéen ñi koy def na ngeen am imaama koo xam ne moo jiite jullit yi na nekk réew moo xam ni réew mu jullit la wala mu nekk ay nit ñoo xam ne am na ab jullit bu leen jiite ab imaam bu leen jiite loolu charte la ñetteel ba bu fekkee loolu mat na ñu ni léegi nag ñi ngeen di attaqué buñ la triple maanaam buñ la ëpp ñetti yoon ñi ngeen di attaqué buñ la ëppee ñaari yoon mën ngaa dem xare mais buñ la ëppee ñetti yoon mënatoo dem di xare ji parce que kooku xaru ji la bu loolu bu charte boobu matee nga xam ni tey am ngeen imaama ñi ngeen di attaqué maanaam da ngeen a yem wala yaa leen ëppul am na lu ñuy wax nag tamyiizu sufuuf Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan bëgg a attaqué benn dëkk fajar day fexe ba fajar lay dugg dëkk ba bu ñëwee ba heure fajar ñu daal di campé ci buntu dëkk bi bu fajar jotee bu fekkee dégg nañ nodd dañuy wàññeeku kon kenn amul droit di attaqué réew yoo xam duñ ay jullit fekk ay jullit a ngi fay dund. kenn amul ci droit. te jullit yi ngi fépp ci àdduna bi. aywa. maanaam kenn amul droit di attaqué réew moo xam ne si ay jullit a nga fa parce que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu masaan attaqué bu dikkee ci dëkk bi rek day déglu buñ déggee nodd mu daal nañ wàññeeku parce que fii ay jullit a ngi fi te yàlla subhaanahu tabaaraka wa taala mi nga xam ne si da yàlla dafa ni law tazayyalu la azabna alladina kafaru minhum azaban alima bu yéeféeri ràññi ko woon ak jullit ñi rek dinaa mbugal yéeféeri parce que ndax seen tooñ mais nag dem ci benn marché ba pare tim l'islam tim nanguwul attaqué daw même bu fekkente ni am ngeen mbooloo mais da ngeen bu ngeen attaqué da ngeen di nëbbutu wala daw loolu ba tey du jihaad jihaad da ngeen di woo ñii ngeen leen dañoo bëgg ngeen dugg ci lislaam ñoom ñu dugg ñu ci lislaam ngeen xool seen mbooloo ba xam yéen a leen ëpp wala yéen a tolloo mais bu ngeen xoolee fekk ñee triple leen ëpp leen ñetti yoon ba tey wóor leen a xeex même bu fekkente ni loolu lépp am na mais ay jullit a ngi fa jaxasu amul leen droit xeex kon ñii nga xam si ñoo di woote jihaad ci àddina bi la ñuy def violence la mais du jihaad parce que ashur lam tal ofal même ñi nga xam ne si xaw ma kooku ci journal boobu ñooñu Charlie Hebdo ñeneen attaqué woon dañ leen a tooñ parce que amuñu droit maanaam koo xam ne si dafa dal ci kaw yoon dañ ko war a rey mais kan moo ko war a rey du jàggee ni mbooloo ñooy àndandoo rek daal dem rey ñi parce que dañoo saaga yàlla déedéet benn léegi ki war a def loolu mooy sultan bu fekkee am na ay jul yu ñu naqari na ni ñii kat dañoo caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ leen di attaqué guerre mais ñu xool ba xam bu ñu leen attaqué ndax ñoom mën nañ défendre daañu mën défendre ndax ñoom ñoo leen ëpp
wala ñoo tolloo mais 12 personnes wala 100 personnes ngeen attaqué ñoo xam ne si tey jii bu armée bi génnoon rey leen bu boobaa ñooñu dañoo xaru parce que amuñu droit tey jii par exemple l'islam dafa ni ku rey ñu rey la ah benn waay rey ni yow nga daal dikkaat koy rey ku njaalo dañ ko dóor téeméer yar benn waay njaalo nga jël ko dóor ko téeméer yar ku sàcc nañ dagg sa loxo tey jii par exemple bu fekkee fam benn waay bu sàcc ab xalif général moo xam bu tijaan moo xam bu mën a doon xalif généraux yi àndandoo rey ko dagg loxoom dañ koo tooñ parce que xalif général amul droit ak kilifa nu mu bare ay nit amul droit nekk ci benn réew di doxal sharia maanaam ci wàllu xisaas waaw kon lii ñuy di ko tuddee jihaad violence la boo xam ne si l'islam santaane woo ko te ku ca dee da ngaa xaru waaw képp koo xam ne si da ngaa dem teg bomb da nga wax bi nga xam yow bu dee yow yaay jëkka dee wala nga dem di attaquer ay nit dégg nga rey sa bopp maanaam dee rey nit reyaale loolu kooku du l'islam. mais yaa ngi wax léegi nii si say ay kàddu que ni koo xam bu fekkee da nga def jihaad ba en fait nga laaj nit ki ne ko ñëwal dugg si diine bi mu ne la man dugguma si nga ne da ngay xeex ak moom pour mu dugg si diine bi léegi façon duggin boobu ci diine bi est-ce que l'islam am na lu mu ci wax aussi parce que tamit je pense que booy dugg si diine day fekk mu nekk conviction nekk ngëm-ngëm te yéene bi sax je pense que c'est très important pour nga dugg si diine bi foofu lan la si l'islam àtte ci façon boobu. waaw l'islam am na ñu mel noonu mooy naafiq am na ñoo xam ne ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nañ ay jullit lañ. Yonent bi si boppam xam na ni ñii dañuy fen waxuñu dëgg. mais mënu ci dara. moo loolu mooy naafeq moo tax yàlla ni ñooñu ñoo gën a metti mbugal ëllëg yawmal xiyaamati am na ñoo xam ne si dañuy dem ci jàkk ji jàkk ji fees dell bu Yonent sax mu wóor ko ni am na lu mat maanaam bu fa téeméer nit nekkee am na fa lu mat 50 personnes yoo xam wala 20 personnes yoo xam ne si ay naafeq di ay julit mais Yonent bi nee na bu leen attaqué dañ naa mu Rasulullah kenn xamul ay mbiram ñii nee nañ ay julit mu attaqué te xëre moo tax benn saxaaba képp la xamaloon naafeq yi ku ñuy Xusayfata ibnu Yamaan yi naa ko gis nga diw naafeq xoola diw mi nga gis muy kee nga gis mu taxaw di julli du julli de naafeq la képp moo tax Sidna Umar Xattaab da ka daan woo ci ruq ñu ko maa ngi lay ñaan mbaa boo yéen ci boole wu ci naafeq yi kenn ku nekk ci saxaaba yi da ngaa bëgg a seetal sa bopp di ko woo ci ruq naa ko mbaa man bopp ma ci kon buñ nee dugg nañ ci ñii dañuy dugg nañ ci diine ji ñi leen wax ngeen ashhadu an ñi daal di wax ashhadu an laa ilaaha illa ashhadu anna Muhammadan rasulullah yéen saa ne loolu ku ko xas a wax rek am na sécurité deretam ak alalam am na sécurité ba aw ma droit laal ko waaw wala taqul liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan ku la xas ni ashhadu an laa ilaaha illallah amatoo droit waaw sëñ bi léegi lu ma bëgg a laaj mooy bu ñu déggee ni nga ko expliqué kon ça veut dire que ne jihaad ak yi ko tënk yëpp ci jamono yanante bi rek la mënoon a am parce que ci jamono yooyu la yooyu doon mën a daje mooy jamono ji ñu bëggee taxawal l'islam kon ci niñ ko war a mën a dégg mooy jamono yii ñuy dund nii dina jafe lool pour yooyu daje pour jihaad mën a am moo ko day jafe amul benn communauté musulmane boo xam ne am nga droit nekk ci Sénégal di dogal àtte kenn amu ci droit maanaam benn xalif général yëpp bu ñu daje woon ci Sénégal mu am ku njaalo ñu dem rey ko wala ñu dóor ko téeméer yar amuñu ci droit amuñu droit tim nit sàcc ñu dagg loxoom amuñu droit ku rey ñu rey la kenn moo am droit ci droit bi muy sultaan képp moo am sañ-sañ bi xam-xam ngi feeñ kon jihaad dafa am charte waaw dafa am charte mais maanaam ñi nga xam ne si ñooy def terrorisme mooy moo xam ay ñi ci àddina bi yëpp maanaam remplir luñ charte jihaad waaw muntu maanaam maanaam tey ji par exemple lii xewoon Amérique 11 septembre maanaam violence passé wu loolu parce que ñañ rey foofu woowu ñu leen ba ci lislaam bañ woowu ñu leen ba pare tim dañoo dikk bombardi daw loolu ba tey du jihaad dañoo bombardi daw ba pare tim ràññeeluwul ba xam foofa am na ay jullit yu fa nekk wala déet kon lépp violence la
li nga terrorisme bi li nga gis ci àddina ñi ko tuddi jihaad ak ñi nga xam si ñoo leen di dimbale ci réew mi jàpp ni jihaad la dara lu ci jihaad. sëñ bi am na lu mu la bëggoon laaj ci wàllu woowu parce que léeg-léeg ñu tuddee nit terroriste aussi bu fekkee ñi koy tuddee terroriste xëy na mooy ñim arrangé wul ñoo leen di tuddee tur boobu noonu bu ñu ko xoolee suñu mën la suñu mbokk jullit yi nekk Palestine bu ko dee ñoom mën nañ jàkkaar lool ay nit yu leen ëpp doole ci wàllu ngànnaay nga xam ni mënuñu xeex ak ñoom ci nudul ñoom nin jàppee noonu mooy dem takk seen bopp jéem a wàññi ci ñëw ñu seen i mbooloo parce que bu dee ci xeexu normal mënuñu xeex ak ñoom ndax amuñu ngànnaay yi amuñu neneen nuñ mën a jaare pour fayu nu dul dem takk seen bopp ci biir ñooñu pour mën a fayu est-ce que ñooñu dugg nañ ci cadre fayu boobu bi diine daganal wala ñooñu aussi bu ñu dee ci kii boobu dañuy dugg ci cadre xaru ñooñu buñ ca dee dañoo xaru nan lañ mën a fayoo kon parce que amuñu doole amuñu doole maanaam amuñu doole ñaan yàlla wala ba pare tim alxuraan li mu wax ni yàlla li mu wax keroog xare Badar dafa am ñu reyaale ñoo xam ne si ay jullit lañ ñu rey leen ci raawu yéeféer yi jullit dañ leen gis rey leen parce que ñu ngi sàpp yéeféer yi alxuraan dafa nekk ni malakul mawti bi muy jël seen ruu dafa gis seen kanam yi leer mu naan leen fii ma kuntum lu leen doon def fii bañ rey leen ñu ne kunna mustad'afiina fil ardi qaalu alam takun ardullaahi waasi'atan fatuhaajiru fiihaa fa ulaa'ika ma'waahum jahannam yàlla ni malaaka yi ni la yéen ba ngeen tuubee nekk Makka ñu bund xataal leen au lieu que ngeen di ko nëbb ngeen génn réew ma suufa si yàlla si yaatu na Palestine bu fekkente ni dañ leen faa bund xataal xamuñu li ñuy def nañ génn réew mi mais au lieu que ñuy génn àddina foofu dafa am lu fa am de Serigne Lamine Baytil Maqdis beek yooyu donc foofu am na juif am na chrétien am na musulman ku nekk bëgg fa am dara mais balaa ñuy dellusiwaat ci loolu nga baal ñu rek ñu xool élément wu Adjara ñu marqué benn pause bu ndaw ñu xool élément wu Adjara ñu dellusiwaat nga tontu ñu ci diggal boobu li ñu fa wax ci Baytil Maqdis solo si mu am oustaz si aussi xam naa ne yéen ñaar seen waxtaan dina yaatu dina bëri xam-xam ñu ngi lay ñaan rek nga néggandiku ab diir ñu dem xool li nga xam ne moom la Adjara Cissé madame Bonardi indil tey on va naître si on l'a pas déjà fait regardons-les. kum kayitu juddu yàgg di gàllankoor ay élèves yu bari ci bu ñuy waajal examen ren ji nag lu ëpp 2 téeméer ndaw ak tegal leen jàpp ne dinañu def lii di épreuve certificat de fin d'études élémentaires wante nag lu ñuul ci sow bi moo di jamono ji ñenn ci ay ndaw am nañu ay jafe-jafe ngir daal di am lii di kayitu juddu. On a cité presque 2000. nañu lu tollook 2000 ndaw yu nga xam ne amuñu ba tey lii di kayitu juddu te ñoom war nañoo def lii di entrée en 6e loolu nag nekkul lu jaar yoon. Présentement actuellement nous avons mu toll ni nag am nañu ci lu tollook 25 cas ci ay ndaw yu nga xam ne amaguñu ba tey lii di kayitu juddu. seen dossier nag yóbbu nañ ko ci tribunal départemental bu Dagana te ci lu ndaw rek dinañ daal di clôturer di dossier examen bu certificat de fin d'études élémentaires. direction des examens et des concours du ñu won ci tableau bi nombre élèves yu nga xam ne ñoo war a def ren ji lii di certificat de fin d'études élémentaires mu tolloog ci 278 059 candidats ñu daal di tas ci ay centre ba noppi. ngir nag daa day wàññi lim bi nga xam ne lañ daa day def ci élèves yi amul kayitu juddu ministre de l'éducation nationale xamal nu mu gisee mbir yi. di wax ne rek am nañu problème boo xam ne mooy problème état civil boobu nag chaque année day am ren également dinañu wut ay solution mais li gën mooy que nañu jéem a seen nan lañ trouver solution bi définitive pour koo xam ne ñëw na ba CM2 mu am ses pièces d'état civil. wut nañu ay pexe mooy daaw jéeg yëpp d'ailleurs defoon nañ ko mais li mooy wax léegi mooy que. mën nañu def comme ni ñu defoon daaw dak jéeg ren mais si année yi di ñëw laaj nañu wut yeneen solution moo gën comme ça ñu prévoir ko xale bi su nekkee ba ay CE2 ou CM1 ñu anticiper seet ànd ak famille boobu ñun ñëpp ñu jàpp si mooy état civil yi tout le monde et comme ça avant que mu egg CM2 ñu mën a am seen pièce d'état civil. ñàkkuma kayitu juddu. sëñ Lamine yow mbiri kayitu juddu yeeg déclaré bi diina lu mu ci wax. waaw normalement kayitu moom képp ku judd rek moom. war nañoo fexe ba maanaam am lu seede ni maanaam judd nga wutal la kayitu loolu moom dafa lu war la. waaw parce que
day dem ba mujj boo bëggee aju màkk tey jii sax def sa farata. te amuloo carte d'identité doo mën a dem màkk. te dem màkk farata la ci. te dañ ni lépp loo xam ne si farata du mën a mat lu dul loolu loola farata la. maanaam farata yàlla ji lépp loo xam ne si mooy tax nga mën koo def rek loola farata la. te ci juróomi ponk yi la bokk. pour nga nekk jullit. faaw nga dem aji màkk te pour nga aji màkk faaw nga am passeport pour nga am passeport faaw nga am dante te pour nga am dante faaw nga am kayitu judd. kon déclaré leen xale yi day dugg ci farata yi. Adjara Valérie nit dof. en tout cas war nañ ko Sénégalais ci boppam moo war a am. déclaré na la waay. mu juddoo lañ ma déclaré. en tout cas leen am na Pape Sidi Sénégalais yi ci boppam ñoom ñoo war a am culture. naan sama doom bu juddoo il faut que ma dem déclarer ko déjà. et que aussi ñu prendre conscience ci importance gi mu am nga dem déclarer sa doom et puis c'est pour son futur en fait. comme Adjara l'a bien dit il faut que ñuy def ay campagne de sensibilisation. c'est vrai que mairie aussi ñi ngi lëkkaloog hôpital yi voilà ñu ngi jéem a def lu ñu mën. waaye lépp itam ci parents yi la. En plus, le paradoxe aussi, c'est que ku ci marié yaa ngi lijjanti sa këyit mairie ba. C'est vrai. Pourtant, autant que c'est important d'avoir li nga xamante mooy sa garant sécurité en quelque sorte ci ca mairie ba noonu nga waree itam def bu sa doom juddoo nga am garant xam ne kii te boo demee ca mairie ba di lijjanti papier de mariage yi dañ lay laaj extrait bu defut ñetti weer. Voilà. te boo amul extrait bu defut 10 ans doo am extrait bu defut ñetti weer Alaaji par rapport à la question. waaw man je pense que responsabilité yi dañ koy séddoo. mais toujours man ñi ñu jiite laay jox tool. alaaj bay ñi ñu jiite nag. c'est la vérité c'est la vérité. comme ne ñi ñu jiite nag. du ma stigmatiser kenn mais ñëpp laay wax. parce que aussi trafic bi am ci maire yi du mën maa ko créer. c'est vrai. élection yi weesu la dégg nga ñu naan ay Goudira créé nañ fa ay 7000 faux extraits. te loolu c'est des réalités yoo xam ne ñu ngi koy dund. te yooyu noonu ay étrangers ñoo ciy am ay carte d'identité te duñu ay sénégalais uniquement pour mën a servir ay nit. te loolu c'est un danger. y a des gens yu ñu dugg suñu biir am suñuy kayit yor suñuy carte d'électeur te xamuñu sax ban nationalité lañu. yooyu c'est des problèmes te yooyu bu ñu ko joxul ñi ñu jiite xamuñu kan lañ koy jox. y a des problèmes au niveau des mairies. y a des trafics au niveau des mairies. 2019 ñu wax numériser mbir yi comme ni ko Moussa waxee fi nga toog nga war a toog bind joxe sa lien ak sa code yi nga war a joxe yépp boo nekkee Dakar te juddoo Tamba ñu envoyé. mais étranger yëpp noonu la ñuy def dëkk boo dem noonu la ñuy def. ñun nag en 2019 amuñu ay priorité alal bi askan bi di génnee duñ ko dugal fi ñu ko war a dugal ñu ngi dund toujours dans les années 60 wala ginnaaw. parce que defuñu li ñu war a def. ñi ñu jiite defuñu li ñu war a def xaalis bi dugaluñ ko fi ñu ko war a dugal. tax luñ ko fa dugal. bu seen jabar wasinee ba mu dese ko weer dañ ko yóbbu bitim réew. mais waaw. mu wasine fa doom ji juddu am beneen nationalité bu bokkut ak suñu bos. waaw du ñëpp xam nga dañuy ragal ñu foog ni dañuy stigmatiser toujours mais c'est des réalités yoo xam ne soit on fait semblant soit on les dénonce. la réalité elle est là il faut vraiment que ni ñi jiite. te ñu leen di fay askan bi. mënuñu nekk fii nekk fële ñoom ñi ngi fay ñi ngi joxe ay impôts ay taxes noonu la ñu ngi koy joxe. xaalis bi nga xamante ne juuti yi ñu ngi koy fay ak lépp ñu ngi koy fay lu ci nekk fa mu war a dugg nañ ko dugal te xam que ni loolu tax ñu leen di fay weer wu dee. pour terminer Moussa tu as quelque chose à ajouter. vas-y parce que dafa amoon rek lu ñu doon laaj sëñ Lamine. xam naa bu fekkee terminé nga mu jeexal comme ça sëñ Lamine ñu. waaw ma fast track ko parce que je pense qu'on a fait le tour de la question donc justement c'était une manière pour moi de sensibiliser un petit peu les parents. dëgg la nit dof wax na ko léegi ni que autorité am nañ ci part mais man je pense que part bu gën a rëy parents yi la parce que tamit dox dem ba fa nga war a déclarer sa doom du état moo lay jël doxal la sa tànk dem defaral la ko sa doom la. nañ def sensibilisation voilà am na parents yoo xamante ne ni jànguñu. voilà xamuñu te information bi accessible ci ñoom. kan moo war a def information bi ñi ñuy fay. voilà ñoom ñoo war a def la sensibilisation. très bien donc c'est ce qui porte tout l'intérêt du sujet du jour donc voilà c'était. merci beaucoup Adjara li wolof Njaay naan wat gaal yëgoo ndax bu ma nekkee ci booru tefes gi di xëcc jëm nee nga nekk ci beneen wàllu tefes gi di xëcc jëm nële danañ tooy ñun ñëpp te gaal gi du buuse wat gaal yëgoo. jërëjëf Adjara Cissé madame Bodin bi oustaz Serigne Lamine a ngi nii xam-xam na jolli waxtaan le nga am loo ko bëgg a laaj yi ngeen di waxtaane ci mbiri diine yi balaa ñuy dellu si waat ci nit dof ma defaat beneen internet ak yéen. ok bu ko defee Serigne Lamine ñu ngi koy nuyu bu baax Sall di nit koo xam ne ku ñu suivre la ci internet bi di la jotal nuyoo sëñ Abdou Fatah Sarr sa wóllëre dëgg la tabarakallahu première question bi ñu bëggoon laaj mooy sànq Pape Sidi indi na nataal bi
mooy kan mooy Serigne Abbas Sall. waaw Serigne Abbas Sall xam nga maam lu jafe la nag pour ñu dama ko laaj man maanaam sa waajur maanaam benn nitu yàlla la boo xam ne si niñ ko mën a xamee comme kilifa diine yi nga xam si ñu nekk ci réew mi moo dëkk ci réew mi maanaam ay waajuram maanaam dëkk ci réew mi muy sëñ Mayoro Sall ak ku ñu wax soxna Fatou Wade ci diggante ñaar ñu la gane àddina mu judd 1909 la gane àddina waaw yàlla def nag bi waajuram di génn àddina daanaka ci ay 14 ans lay tolloon 14 ans yu manqué waaw nga xam ni ci ndimbalal yàlla muy commencé di topp maanaam jàngukaay yi foo xam fa la ñuy jànge xam-xam amul woon papa joo xam ne si moo koy jël naan ko ma kaay ma yóbbul ci daara sàngam kaay ma yóbbule fii waaw ak effort bopp nag moo daan topp daara yi maanaam fu ñuy déggee fu ñuy jàngale alxuraan fu ñuy jàngale xam-xam ci noonu nag la ko yàlla defaree tawfiq indi ko ak mayam ndax xam-xam dañuy wax ni jàng yoon la bu jëm ca xam-xam bañ soxla waaye du jàggee ni jàng rek mooy may xam-xam waaw yoon la bu jógee ci wu jëm ci fa xam-xam nekk waaye nag yàlla dafa ni walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana ñi nga xam ne si ñooy góorgóorlu pour jëm si ci man moo xam ci wàllu xam-xam moo xam ci wàllu àgg ci yàlla man maa leen di wan yoon kon moom dafa commencé yàlla teg ko ci yoon waaw yàlla def nag maanaam boole koog sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu sëñ Babacar Sy kii ko nga xam si moo ko di ko jox ijaaza muy Alaaji Mansour Sy Alaaji Mansour Sy bu Seydi Hadji Malick waaw moo ko jëkk defal ijaaza mu nekk kenn ci kàngam tarixa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif yi mais sëñ Abbas kan moo ko jox tarixa bi laataa ijaaza bi laataa ijaaza yi sëñ Babacar Sy moo ko jox tarixa Tidiane sëñ Babacar moo ko jox tarixa bi waaw sëñ Alaaji Mansour moo ko defal moo ko lijaazaal gannaaw gi loolu nag muy topp borom xam-xam ba yàlla boole ko waa Fass yi muy jëflante ñoom ci yenn borom xam-xam yi dem ba mujj Cheikh Ahmad Tidiane Chérif feeñu ko jëxëran Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu na ko maanaam jib ji ngeen di gis nii bi muy soog a commencé ñu jàppoon ni dañu jaaxale woon mu am ay garab yu ñu ko digal pour mu war koo faji mais Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñu ni ko bu ko faj parce que lii du jàngoro leen di wax carrément ni ko lii du jàngoro bu ko faj kon yàlla defaloon na ko muy gisanteeg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mubasharatan defal na ko mu doon gisanteeg Cheikh Ahmad Tidiane Chérif waaw loolu te jib bi am na ci loxo yi it ngoog maanaam ba muy soog a commencé dañoo defe woon maanaam jàngoro la waaw parce que maanaam di ko jéem a fajtal naan ay ndoxum cité lu nekk ñu def ko bañ tegtal ko ay garab yoo xam si yaakaar ni bu ko defee dana dañ mais Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñu jëxëran ne ko Abbas li bu ko dindi parce que lii du jàngoro mandarga bu yàlla def ci yow ndax nit bu amee tey jii jàngoro bu nekk ci biir nit day feeñ ci kaw nekk ay góom nekk ay lii wàllu yàllaat bu ko yàlla defee ci yow am lu mu denc ci yow nit ba tey mu yenn saa xamal ko loolu moo feeñ loolu tax mu bàyyi ko ni moo tax booy xool ni jib gi placé te ngay xam ni du jàngoro parce que boo xoolee palaasu jàppukaay yi palaasu jàpp yi tànk yi fi ndoxum jàpp di yem foofu la yem booy xool ci loxo yi ni mu ko organisé gannaaw gi lay soog a xam ni ci li ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mais al imam ban addila ngay joxe ci ñi nga xam ne am nañu ixtilaaf wala. mais luy addila ay ixtilaaf mais de attends man dama la wax ngeen waxtaan oustaz mais pas ngeen dugal ñu si level bu ñu xamul. addila mooy tegtal ban tegtal ngay joxe. ci ñi nga xam ne weddi nañu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey nit mën na koo gis. wallaay. waaw merci mais bul wax addila waxal ban tegtal. xam nga parce que Yonent bi moo ko waxal boppam. Yonent bi ci boppam mu wax maanaam wax na ni
man dañ may gis wax na ni képp koo xam ne si gis na ma ci nelaw dana ma gis ci jëm ci jaxaral kon loolu rek xamal nga ni moom mën nañ ko gis jaxaral waaye du jaagee ni ku gisul ci nelaw doo ko gis jaxaral mais xam na ni nit mën na maa gis nee na képp koo xam ne si dal gis na ma ci nelaw na xam ni dana bokk ci ñi nga xam ne si ñoo may gis jaxaral léegi nag bu fekkente ni da nga gis nit koo xam ne si moo la xamal ni la man gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis naa yonent bi sëñ Abbas mii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na mu dégg ndax xasaayid yi mu taalif yi mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man moom moo ma nettali dafa benn bis dafa doon wayantu ni ala layta shi'ri hal li shi'ri fi al-azal qabul lada al-muxtaari taaha walaw aqal min ash-shatri nisfi al-bayti aw nisfihi walaw a'jamiyan kaana wal qasdu qad xasal aka neexoon mu wóor ma ni li ma tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangul na ma ko donte génn wàllu bayit nee na mu koy wax noonu di ko doxante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko qabilnaahu lakum Abbas li nga ma taggoon nangul nañ la ko mu koy dégg mu dégg yàlla yéen sëñ ni ko nangul nañ la ko am na xasida bu mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi feeñu ko carrément mu gis ko kon ñun bu fekkente ni gëm nañ sëñ Abbas ni man gis naa yonent bi kooku loo ci mën mais gis yonent bi may la wala yitte may la maanaam yitte la may la yàlla xam nga feebar kon man mun naa ko gis feebar am na feebar yoo xam ne dañ la koy wàll mais am na fee xam ne kenn du la ko wàll dëgg la kon mayu yàlla itim am na yoo xam ne itte ngay def am ko mais am na yoo xam ne même boo deful dara yàlla may la ko yàlla mën naa fekk fu dara nekkul mu def fa dara waaw Cheikh Ahmad Tidiane Chérif am na benn Zanun am na benn nit yàlla boo xam ne benn dëkk boo xam ne dafa affecté woon kenn ku fay maye werd mag ñi noonu lañu daan def ñii dafa maye werd kooku ba mu génnee àddina gars yi def délégation ñëw ci Ahmad Tidiane ni ko dañoo bëgg nga wutalalu ñu keneen parce que suñu muqaddam ba dafa génn àddina bañ defee Cheikh Ahmad Tidiane leen qaddamtu alaykum Zanuna kon remplacé leen ko Zanun te Zanun ab agresseur la boo xam ni liñ ko xamee mooy rey nit te amul dëkk sax ci dëkk bi ci àll bi lay nekk kum dal la nangu sa àll rey la Zanun moom bandi leen waaw Cheikh Ahmad Tidiane leen nag comme génn na àddina wuute naa fa Zanun gaa yi xoolante daañu waaye ni comme sëriñ mi loon nañ dem wuute Zanun bañ demee di ko wër ba gis ko ci kenn du ko wër ci dëkk bi ci àll ba lañ koy wëri ba leen Zanun séenee dafa defee ni ñum rey seen mbokk la ñi di ko topp si ñoom it ñi di ko dàq bañ ko téléphone ba jàpp ko ni ko Cheikh Ahmad Tidiane Chérif moo ñu yabal pour nga yow yaay suñu muqaddam ba baat boobu àggee rek mun toog leen ma yeesale leen foofu ci la fe ba àggee baat boobu rek ci la feese dell waaw sëñ Lamine man tey gis nga parce que ñii ñu ngi may ñaawal caméraman yi kenn respecté wu ma ci kër gi bi nga waxee ne yàlla yonent bi mën nañ ko gis ci yitte loolu xanaa dana sori de dana def ay 20 ans di wér di ay kurus affaire yooyu noonu loolu lu ci am mën naa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk maanaam du itte maanaam lu yàlla di may la rek may la nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw am na photo bu la am na photo bu ñu lay yónnee léegi nit dof yónneel ma ko ñu xool Cheikhna Abbas balaa muy am jib bi nga doon expliquer mais fii nga toog balaa ñu ciy jot ci photo bi di ko wan téléspectateurs yi fii nga toog nga am benn borom xam-xam ngay wax ci xam-xam ngeen bokk tarixa Cheikh mu toog fii moom Ahmed Khalifa mu nekk débat nag wax dëgg yàlla borom xam-xam yépp bëgg cee yëy yàbbi parce que loolu moo ma neex ci Ahmed Khalifa mooy day ubbi débat ñii ne d'accord nan ñii ne d'accord ma bëggoon ci xam sa point de vue jëflanteeg sa jabar bañ a yegg ci moom weeru koor flirté ak moom jéggalu naa ci kàddu gi ni ma ko waxee ci sa kanama waaye jëflanteeg sa jabar ci weeru koor bëccëgu weeru koor araamul
daganal nañ ko mën nañ ko waxee woon de. en tant que borom xam-xam yow waaw xam nga ci jàngat. maanaam Ahmed Khalifa moom dafa naag mag bu naag la. dafa naag. dafa naag. maanaam nit day dem ba mujj di ànd ak xelam ba mujj. naax daal naax. waaw naax. léegi nag bu waxee di wax ci télévision bi àdduna yëpp di ko dégg parce que erreur magul loolu gën koo rëy dañ ni nag man shabba ala shay'in shaba alayhi. kenn ku nekk ni nga ndawee ngay màggate. ay waay ku ne ni nga ndawee ngay màggate. maanaam erreur la bu rëy rëy kilifa gu toll ne moom di mag toog ci plateau. ay moromi doomam muy tudd yenn baat yi. walladina laa yashhaduuna zuura. wa ida marru bil laxwi marru kirama. man bu ma soñoon tey jii jataay bi du ma ko toog. man plateau bi moo ma indil ak mu ñëw ba agsi mais yaakaar naa même ñi may gis tey lañ ma sa gis ma toog ak ay jigéen nii. moom maanaam moom Ahmed Khalifa war na am xëy ba ku toll ne bu toogee fii ñii dañuy gaawantu muur seen bopp yi. lan mooy xëy bu. maanaam jëmmam ak fi mu toll ci yàlla. personnalité amul ñim mbokk la ñim morooma ndool amul kenn tey jii koo ci gis ci waxtu yi mu nekk ci télévision bi di wax lu dul ñoom ñoo xam ne si ña nga ci seen kër yi kon wax bi amul respect. ca rafetul te it teguwul ci xam-xam. c'est ça parce que moom neen si xam-xam la ko teg. non tegul ci xam parce que dinaa ko gis maanaam dafa am benn uslub bu muy waxee. dafa am nu muy waxee loo xam ne ustaas yu bëri validé nañ li mu wax nee nañ dëgg la. non parce que xam nga lu tax xam nga lu tax dafa leen di ni mu leen di attaqué la. ñu ko ragal de. xam nga waxin la par exemple ma joxe benn misaal rek benn waay buy wax ci arab yi juxaa kii xam na ko. jabar ji dafa am doom. dafa takk jabar ñetti weer rek jabar ji daal di am doom. waaw juxaa ni ko man juruma xale bi rek ndaw si daal di koy tàjj ni ko yow bañ sëy léegi ñaata weer la. mu ni ko ñetti weer mu ni ko ba nga amee jabar léegi ñaata weer la mu ni ko ñetti weer mu ni ko doom ñaata weer def semaine bi mu ni ko ñetti weer mu ni ko loolu du juróom-ñeenti weer rek mu daal di waaw loolu juróom-ñeenti weer la.